Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. waaw asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ñu ngi fii nga xamante ne moo di TIV Info tey ñu fas yéene woon dalal ki nga xamante ni mooy secrétaire général parti CPG bu Diop Sy Demba Diop Sy bu Serigne Mansour Demba Diop Sy mi nga xamante ni c'est le bienfaiteur de Tivaouane te yamalewu ko ci Tivaouane rek la daf koy def partout à travers le Sénégal parce que nekk na nit boo xamante ni tamit dara ñoru ko lu dul social moo ko ñor Demba Diop Sy borom UDE tey ñu dalal ki nga xamante ni moo di Khalifa Ababacar Gueye di secrétaire général parti bu Diop Sy Khalifa waa TIV Info ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay bu baax Ndeye Fatou di leen remercier bu baax également ci opportunité bi ngeen xam ni offrir ngeen ma ko tey pour ñu mën a waxtaan ak askan wi sur li nga xam ni peut-être jàpp nañu lépp actualité la relative ak xew-xew yi fi jib jëm ci jëmmi Diop Sy mais également xëy na waxtaanee feebar bi nga xam ni wax dëgg yàlla jàpp nañ ni mu ngi jël ay proportions yu inquiétantes ci biir suñu réew. waaw Khalifa comme ni nga ko waxee rek dañu bëgg a waxtaanee tey li nga xamante ni moo di actualité nekk loo xamante ni sérieusement Sénégal gi yëpp loolu la ñuy waxtaanee muy ceeb bi nga xamante ni ñi nga koy joxe Diop Sy bokk ci ñi nga xamante ni ñoo bokk ci di ko joxe di wër tout le Sénégal di dem si régions yi di dem si villages yi ainsi de suite tey tamit war nañoo waxtaanee ak feebar bi nga xamante ni mooy lëmbee Sénégal di Covid 19 coronavirus bi nga xamante ni mi ngi commencé di jël ampleur cas communautaire yi mi ngi commencé aussi di ñu sonal ñun ñi nga xamante ni ñoo di population Sénégal tey loolu lépp bëggoon nañ ko waxtaanee Khalifa sama première question mooy secrétaire général parti Diop Sy loolu lan moo ko indi. bon secrétaire général parti bi du xam-xam du xarañte du dara bon yàlla dafa dogal xëy na mu nekk loo xam ni lu nu yàgg di yëngu la bi ñu duggee ci parti bi aussi ñëpp seen xalaat daj ne wax dëgg yàlla war naa mën a gérer secrétariat parti bi parce que xëy na du ci parti bi rek laa ko yemale. yàlla dogal na coalition yi mës a def yëpp commission boobu à chaque fois man lañ ko doon attribuer ba ci élection locale yi passé sunu liste bi nga xam ni moo gagné ba maire falu ci tey liste boobu man maa nekkoon secrétaire administratif chargé de la formation et des opérations électorales nekkaat naa ko yeneen élection ba yàlla dogal yi passé ni ma nekkee coordonnateur donc mu nekk domaine boo xam ni duñ ci inconnu nekk domaine boo xam ni aussi am nañ ci tuuti luñ ci xaw a xam ko cee man donc moo tax ñu daje ci biir parti bi comme kuréel gu nekk aussi dafa am ay pàcc am ay commission ñu jàpp ni commission boobu war naa ko mën a doxal ñun ci suñu biir wax dëgg yàlla moo sabab wax dëgg ma yore ko séq ko aussi ak sama ay ñooñ parce que aussi bu nekk commission du benn nit rek moo ko yor ndax commission ci biir commission dafay am ay sous commission donc yàlla dogal ñu ciy liggéey di ci góorgóorlu aussi te jàpp nañ ni ñu ngi ko yore ni mu waree ndax it biñ ko yoree ba tey déggagun ci naka sa dul noonu loo xam ne jàpp nañ ni def nañ ko ci wala ñu wane incompétence jàpp nañ ni loolu sax lu mënta nekk parce que ñun yàlla dimbali nañu ba lépp lu nu taxaw ba jël ko yor ko rek incha allah taala dinañ ci góorgóorlu ba am ci résultat bu baax. incha allah taala ñoo ko déggandoo comme li Khalifa wax nee na lépp lu ñu yor rek dinañ fexe ba am ci résultat bi nga xamante ni moo di résultat bu adéquat Khalifa dañu gis ni fan yi mbirum bi nga xamante ni mooy denrée alimentaire yi nga xamante ni président ñi ngi koy séddalee di ko séddalee à travers le Sénégal di ko séddalee partout di ko séddalee ci régions yi di ko séddalee ci villages yi nga xamante ni au fond fin du Sénégal lañ nekk ñu boole ci ki nga xamante ni moo di seeni leader di Demba Diop Sy dañu bëggoon nga indi ñu ay leeral ci loolu nga xamante ne boole nañ ko ci te Diop Sy ñi ngi ko xamee ci li nga xamante ni moo di mbalit xam nañ ko ci aussi ci social mais xam nañ ko tamit li nga xamante ni moo di mbalit mi ci marché yooyu la daan gagné. jërëjëf Ndeye Fatou foog naa ni ubbil nga ma brèche bu am solo boo xam ni dafay jaadu ñu indi ci ay leeral Diop Sy bu nee mbalit transport la buñ ko fàtte parce que transport lépp loo jëlee barab bi yóbbu ko beneen place da nga ko transporter Diop Sy c'est un transporteur. dafay liggéey ci transport damay def transport dama ciy def mbalit dañ koy transporter carrière dañ koy transporter mais aussi il faut nit ñu comprendre que ni Diop Sy dafay def transport de marchandise au niveau national comme au niveau international mbir mi nag nekkul lu jafe nekkul lu compliqué marché la ñu lancé def appel d'offre def ko journal officiel ne léegi danoo ibbi marché boo xam danoo bëgg def transport vivre yi nga xam ni président de la République daf koy jagleel ñi nga xam ni danoo impacté ak ñi nga xam ni dañu néew doole
bi mu ko lancé Diop Sy en tant que chef d'entreprise parce que il faut que les gens comprennent que Diop Sy avant d'être député est chef d'entreprise mais ku ne xam na ni marché aussi bu ñu koy lancé dafa am ay critères dafa ay conditions dan naan la par exemple bu fekkee ne da ngay am parc boo xam ni au minimum dafay am 50 camions pour nga mën a prétendre nekk potentiel koo xam ni dañ koy attribuer marché bi comme chef d'entreprise bu nekk rek biñ ko lancé mu defar dossier am soumissionné comme ñëpp te ku ne xam na ni marché ni muy doxee mooy bu ñu soumissionné ba pare dañuy def dépouillement dossier yëpp ñu leen di exploiter benn par benn man li may wax nii ñàkkuma koo xam parce que du ma ni yàgg naa ci yëngu ci wàllu marché mais am na ci beneen fànn boo xam ni maa nga ciy yëngu di ko doxal di ko gérer donc lu ma xam la bu ñu indee offre yi ba pare dañuy def ce qu'on appelle dépouillement bu nekk tamit nag dafay am grille d'analyse boo xam moom la ñuy analyser offre bu nekk xool ban offre moo gën a baax te ku ne xam na ni état buy jël offre à chaque fois day jël toujours le moins 10 ans boo déggee le moins 10 ans mooy boo xam ni moo gën a yomb am na ñoo xam ne ils avaient fait une facturation au kilomètre et à la tonne Diop Sy en réalité il a fait une facturation à la tonne bi mu ko defee te du moom rek moo gagné marché bi jëlul lépp de am na keneen ku ci am. waaw comme ni nga ko waxee Khalifa léegi nee nañ du Diop Sy rek moo gagné marché bi mais marché bi fi mu nekk nii ak ampleur bi nga xamante ni moom la am dafa mel ni Diop Sy rek moom moo ko gagné. non pour man ampleur boobu sax waru ko am ndax Diop Sy aussi bi mu gagné marché bi dafa taxawal ce qu'on appelle un consortium boo koy dégg mooy koo xam dafa mel ni ku nekk genre coordonnateur ne léegi man samay camion ñu ngi nii xool ñi nga xam ni remplir woon critère bi te war cee mën a dàq seen wërsëg mu woo leen ba di may wax ak yow nii boo amee ko am camion bu baax boole kook man ñu yóbbu ko mu dàq ci wërsëgam parce que aussi du mbir moo xam daf koo jël ak yamale ko ci boppam ndax li état soxla woon ci ay camions ëpp na 300 camions yi du camion boo xam dañ lay jël tey suba nga arrêté c'est des rotations parce que 45 départements yëpp vivre dañ ko fa war a yóbbu te li ma la mën a xamal gis nga liggéey bi ñoom ñuy liggéey ñu ngi koy def sous le contrôle de l'armée et de la gendarmerie ñoom ñoo leen di convoyer ñoo leen di yóbbu ñooy xool oto yi ni yor ndax oto yi remplir critères la wala yu remplir critères yi donc pour man polémique bi jaru ko franchement parlant pour man dañ waroon a xaar question ma xam fan laa ko doon xaar Diop Sy mënu ko mais loolu pour ñu xam ci dara nañ xaar à l'heure de l'évaluation te damaa jàpp sax ne polémique bi ciy am ay léewén day xajamal sax ndimbal li nga xam ne njiitu réew mi mu ngi koy jël di ko jagleel famille yi nga xam ne ñoo ko yelool parce que coow li daf cee baree te wax dëgg yàlla jàpp naa ni daal jaru ko du moom dong moo ci am na ñeneen ñu ci am les gens ne comprennent pas nag pourquoi peut-être la personne de Diop Sy à chaque fois la personne de Diop Sy mais daal li ma jàpp mooy Diop Sy Sénégal la dëkk fi la juddoo fi la màgge fi la yaroo fi la fekk baax fi la ko baax fekk lu mu am aussi du ko génne réew mi te njortu naa ni lii mu doon nii quel que soit alpha lu mu ci manti am dina ko bokk ak askan wi la preuve Covid 19 bi mu déparé le 22 mars laa lay wax nii fekk na daara yu bari jàppale na leen en denrée alimentaire le 26 ñu wër Tivaouane. waaw Khalifa si loolu laa bëggoon a ñëw léegi Covid 19 bi moom dinaa si ñëw mais duñu bëggoon xam exactement liggéey bi nga xamante ni mooy denrée yi nga xamante ni moom la ñuy séddale loolu fan la toll Khalifa loolu la ñu bëggoon xam fan la toll. non wax dëgg yàlla Ndeye Fatou nit moom buy wax day wax li nga xam ni moom la xam moom la maîtriser wàllu yóbbu denrée yi je ne suis pas au cœur du processus mais je sais que ni yu ci baree bari dem na c'est-à-dire pour nga comprendre que ni Diop Sy xam nga ban rôle la ci am yóbbu ba fi mu war a dem li ci des nag pour séddale beeg yooyu autorité administrative yi ñoo koy def sous le contrôle de l'armée et de la gendarmerie ku ci sa wërsëg nekk nga am ci mais rôle Diop Sy moom wax dëgg yàlla xam la yam mu ngi mel ni nga ni ko jëleel ma ko ci kër gi yóbbul ma ko koñ jàkk mu jëleel la ko fii yóbbu ko ba koor jàkk wàcceel la ko foofu la rôle am yam mais jàpp nañ ni su ma juumul délai bi mu leen joxoon délai 15 jours la woon parce que aussi kuy dimbali koo xam ni dafa sonn wax dëgg yàlla da nga ciy gaaw bi ci des daal mooy damay lancer appel encore une fois
appel bi may lancé mooy par rapport ak bu àggee distribution yi ci famille yi man pour man sama gis-gis bu gàtt ñi ci war a gën a prioritaire mooy les impactés dafa am ce qu'on appelle des impactés mu ngi mel tey par exemple boo demee gare routière gare dafa tëj démb am na benn village bu ma entraîné ba àgg fa mais bi ma ñëwee sama yaram dafa daw parce que la ma gis ci ay bus la ma gis ci ay oto mu gaare mu leer la nit ñi liggéeyiwul bari na ci ñoo xam ni ay impacté lañ donc ñooñu pour man ñoo gën a nekk sax priorité ñi nga xam danoo am bourse de sécurité familiale parce que bourse de sécurité familiale nag quoi qu'on puisse dire ñëpp xam nañ ni am na ay couac am na ay yoo xam ni yu ci gënul woon la parce que di nga dugg ci kër fekk benn ñaar ba ñetti nit ñoo xam ne ci benn kër lan dëkk am ay bourse de sécurité familiale je pense que ni lii aussi le fait que ñu mettre armée à contribution mu war a ànd ak nit ñi yóbbu ba ca kër yi dina régler problème boobu parce que kër gu ñëw fekk la nga yor benn njël ñetti nit dafa am bourse j'espère que ni xanaa du fa wàcc ñetti kit te benn njël am fa ñoom ceeb bi dañ koy jël yóbbu ko ba ci nga xamante ni muy kër yi dañuy wër di ko séddale ci kër yi wala nu mu demee wala dañ koy yóbbu rek jox ko chef de village bi wala ñu jox ko ki nga xamante ni moo représenté état foofu. gis nga boo gisee ñu bari di coow naan transport bi nangam tu sais que transport ba lool ci la bokk dañ la koy yóbbu ba fi nga dëkk armée li muy yóbbu ci transport bi la bokk parce que dañ leen di jox carburant donc du coup loolu moo waral 1,8 milliard à 2 milliards yi ngay dégg pour le coût du transport loolu la donc du coup dañuy bañ ay rassemblement mënuñoo woo nit ñi ne leen ñëw leen préfecture jël seen i dund donc en réalité dañ leen di fekk ba seen kër yi wax dëgg yàlla jébbal leen ko waaw. mais nag Khalifa ñun jaxle woon nañ trop ci li nga xamante ni affaire bi ni mu demee ñu mel ni Diop Sy kese parce que à chaque fois da ngay dégg Diop Sy rek ngay dégg te et puis Diop Sy boobu dafa mel ni li tax nit ñi jël ko def ko ampleur dafa mel ni dafay déranger wala qu'est-ce que ça veut dire. bon peut-être je sais pas je ne saurais le dire xëy na incompréhension la parce que au début les gens disaient que le coût du transport était de 6 milliards. te en réalité ku ne xam na ne c'est entre 1,8 milliard et 2 milliards donc bi ci des bon xëy na peut-être moo ci gën a populaire comme on dirait ku boot bu ki xaj mbaw la xëy na posture bi mu nekkee moo tax mu xaw a compliqué ci ñoom mais nag bon je pense que li ci am solo daal mooy li ma la wax léegi rek que liggéey bi nga xam ni moom lañ ko sant ñu dem ba à l'heure de l'évaluation mu réussir ko ba ñëpp xam ni lii ñu ko jox wax dëgg yàlla mënoon na ko. waaw ñu ngi am contentement bu baax a baax di teewal di dalal Diop Sy comme ni ñu ko waxee léegi nii rek Diop Sy liggéeyam nekk na loo xamante ni c'est pas la première fois mu koy def c'est pas la deuxième fois ñun ñi bokk dañu xàmmee fekk ko ci li nga xamante ni moo di social Diop Sy di dimbali waa Tivaouane Diop Sy fii nga xamante ni foofu lañ dëkk muy Tivaouane bu tabaski jotee presque ay lu tolloog ci ay ñaat téeméeri taalibe Diop Sy dina leen solal ay mbubb te xamul seen ndey xamul seen baay xamul seen i sëriñ xamul leen dara sérieusement te yamalee ko ci Tivaouane rek daf ko def Tivaouane et environ dëkkaan yi nga xamante ni moo wër Tivaouane yëpp taalibe yi ñu leen di jàppale Diop Sy mi ngi si rang bi comme ni mu ko waxee léegi bu nee transport c'est pas parce que mbalit rek la ñu war di transporter Diop Sy mi ngi dimbali village yi nga xamante ni ñoo nekk dans des difficultés ñu enclavé si ginnaaw mu di leen jàppale di leen taxaw di leen defal li nga xamante ni am na mës nañu ànd un jour muy jàppale ñi nga xamante ni seen village yi seen suuf si dafa xaw a am élévation tuuti ñu dem raser leen parce que tamit da ngay dem village boo dem ñu wax la waaw Khalifa. foofu li ma la ci dolli dama jàpp ni loolu infrastructure la Diop Sy li mu defar ci ay yoon kenn mënu la wax ni mu toll je prends l'exemple de la route Kër Bakar Kër Baba Alima Njaxate Gormam Diop Sy moo ko defar sur fonds propres man yoon yi man maa ko doon taxaw la fa dem ëpp na 50 millions ba léegi yoon woowu ñoom am nañ possibilité tata yi di fa dem seen dëkk yi je pense que loolu désengorger dëkk la permettre leen wax dëgg yàlla heure bu ñu bëggee dem heure bu ñu bëggee dikk te ñoom dañoo amoon jafe-jafe bi ñu ko koy exposé dañ daan def bu nawet jotee yoon wi day fees ndox ba dañ doon obligé di wiir yi jaar dëkku séeréer yi bi ñu ñëwee wax ko séance tenante mun leen jeudi dinaa commencé yoon te noonu la ko defee yemul ci yoon boobu rek ku ne xam na ni tey ba ñang pekkees yoon bu metti la woon Diop Sy moo ko defar sur fonds propre ku ne xam na ni Koul Daaru Gay presque loolu jigéen a 20 kilomètres Diop Sy sur fonds propre yoon boobu li mu ko dikk ci ay centaines de millions kenn mënu laa wax nan la toll bëri na ay dëkk yoo xam ni seen yoon defaru ko mais moo ko ibbi yoonu Ndindi Baal bi soriwul rang-rangu ko de mais moo leen ko ibbil te balaa yàgg incha allah taala yoonu tooro bi war na ko ibbil donc je pense que ni ku mel noonu nekk ci dëkk di fa def loo xam ni wax dëgg yàlla man jàpp naa ni Diop Sy politicien bu mel ni moom ci département de Tivaouane man gisuma ko fi koo xam ni yoroo kees yoroo dara sa poos nga yor di ko defal askan wi ci wàllu infrastructure man de wax dëgg yàlla bu fekkee ne am na fi nag
xëy na ñu wax ma ko ma xam ko une bonne fois pour toutes mais man moom laa gis koo xam ni wax dëgg li mu am lu mu mënti doon mu ngi koy bokk ak askan wi donc coow lii pour man jaru ko bu fekkee ne politique ko lal jaru ko parce que sa adversaire politique tey suba mooy nekk sa partenaire politique moom ngay coaliser moo xam élection locale la moo xam élection législative la moo xam élection présidentielle donc pour man politique nag pour dire vrai dama cee gëmul sànnante xeer ak xaste gëwuma ko ci surtout bu fekkee ne c'est infondé tegoo ko fenn foo xam ne fu wér la di wax ngir wax ci nit rek moom pour man daal war nañ dépasser loolu quoi xool feebar bii nan lañ koy xeexee. Khalifa jërëjëf ci loolu la ñuy ñëw sax feebar bi nga xamante ni moo di Covid 19 commencé na jël ampleur bu baax a baax feebar bi nga xamante ni moo di Covid 19 cas communautaire yi commencé na di bari ñu bëggoon xam Diop Sy feebar bi lan moo ci nekk taxawaayam parce que moom c'est un bienfaiteur boo xamante ni Tivaouane ñor na ko trop lan la ci def si fi nga xamante ni moo di Tivaouane. non ci côté Dakar aw ma ci information mais Tivaouane moom li ma wér mooy bi feebar bi commencé li mu njëkk a def mu yëg ni daara yi am na ci yoo xam dañ leen a confiné. dafa jël ci ñaxam jënd ay denrées alimentaires jënd ceeb jënd suukar jënd diwlin yóbbu ci ay daara ngir jàppale leen bi loolu jeexee mu jënd produits yi nga xam moom la nit ñi doon soxla muy ay détergent ay raxasoo sio yeeg paan yi nekk ay madaar yépp dugal ko ci biir askan wi ku ne xam na ni bis boobu garage yu kalandoo yépp yóbbu lañ leen fépp foo xam ne lieu concentration la rek doole Diop Sy dem na fa yóbbu ko ci marché yi yóbbu ko ci hôpitaux yi nga xam ne ñoo nekk biir Tivaouane yóbbu ko ci garage routier yi yóbbu ci fi nga xam ni fa la Jakarta yi di nekk donc je pense que ni loolu moo doon première phase bi nga xam ni def na ko ci xeex Covid bi et je pense que ñu ngi koy xaaraat peut-être ci beneen fànn parce que ku ne xam na ni masque jafe-jafe la ci dëkk bi léegi ampleur bi feebar bi jël tax na nit ñi commencé di théoriser un Sénégalais un masque loolu aussi ñu ngi ko ciy xaar je pense que na mu ko daan defee bu nu àggee tabaski ni mu ñaw ay yére lu mat 2500 di ñaari junni ak juróomi téeméer di ko jagleel ay taalibe ñu ngi ko ciy xaar wax dëgg yàlla di ñaan balaa yàgg parce que aussi loolu tamit c'est l'occasion ñu féliciter ay jeunes yu bari yu nekk Tivaouane yoo xam am nañ initiative boobu. parce que ku ne xam na ni yàggul dara gis ngeen ci réseaux sociaux yi ay jeunes yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi dem ci askan wi yëkkati ay masque leen jox parce que masque aussi dafa bokk ci outils yi nga xam ni yi gën a baax ci wàllu protection la ci feebar bii donc mais xëy na comme on dit xalangu dajul suuf bu ko jeunes yi defee mu def ko keneen def ko bu yàggee loolu yi nga xam ñu ngi koy théoriser un Sénégalais un masque xëy na feneen mais fii ci biir Tivaouane moo xam commune la moo xam département du nekk jafe-jafe. dëgg la Khalifa comme ni ñu ko waxee léegi Khalifa nee na xalangu dajul suuf wax dëgg yàlla loolu nga xamante ni moom la Diop Sy di ko def ci Tivaouane plus particulièrement Tivaouane parce que nag tamit ñun Tivaouane rek moo ñu ñor Tivaouane moo ñu yitteel te Tivaouane moo ñu tax a jóg li nga xamante ni mi ngi koy def plus particulièrement fii nga xamante ni moo di Tivaouane ñu koy rafetlu lool di ko ci sant di ko gërëm di wax ni keneen ku ko mën tamit wax dëgg yàlla na nga ko def daal parce que boo ko defee du dara dul avantage Tivaouane la avancement Tivaouane la defaloo ko sa bopp defaloo ko kenn fi nga xamante ni mooy sa fief foofu nga ko defal Khalifa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sargal waa TIV Info ñu ngi lay nuyu bu baax en tant que secrétaire général u CPG bu Diop Sy mais tamit di la nuyu en tant que inspecteur u département bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu sa invitation bi nga xamante ne moom nga ñu nangul ñu ngi lay contentement bu baax a baax. jërëjëf Ndeye Fatou xëy na ci loolu laay tëjee di am fierté bu baax a baax toog ak yéen waxtaan ak yéen je pense que question yi nga fi posé question yi pertinente la. questions yi la yoo xam ni ay questions non seulement d'importance mais c'est des questions d'actualité di sargal bu baax aussi waa TIV Info je pense que yëfu waa Tivaouane la parce que waa nitu Tivaouane moom lépp lu mu sos rek tuddee ko Tivaouane képp kuy doomu Tivaouane war nga koo jàpp war koo jàppale et je pense que ci noonu laay jugee vraiment lancer appel à ce que ñi nga xam ni ay jeunes lañu am ay initiative bëgg a taxawal ay kuréel yoo xam ni xëy na bu yàlla defee mu ñoŋ mën naa yaatu ba law ñoo xam ni xëy na yaakaaruñ ko woon donc je pense que dafay jaadu wax dëgg yàlla ñu jàppale leen wàññiwul dara dooleel leen ba nga xam ni wax dëgg yàlla dinañ mën a yóbbu fi nga xam ni fa lañ bëgg ci dëkk bi parce que tamit lii dafa am solo média dafa am solo ndax dafa nekk loo xam ni day fësal liggéeyu nit et je pense que ni ci logique boobu ci ngeen nekk ci ngeen di góorgóorlu saa su nekk vraiment maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm man jàpp naa ni man maa am honneur wax dëgg yàlla man ngeen sagal le fait ngeen
toog ba seen xel daj ma ngeen invité ma vraiment pour ñu toog mën a partager ci li nga xam ni lu jëm ci réew mi la mais particulièrement loo xam lu jëm ci dëkk bi nga xam ni mooy dëkku Seydi Hadji Malick maa ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf. waaw merci beaucoup Khalifa yow kenn du tudd fii Tivaouane ki nga xamante ni moo di Demba Diop Sy te duñ la ci boole wax dëgg yàlla parce que tamit gis nañ taxawaay bi nga xamante ni moom nga ko taxawoo fii ci dëkk bi ñi ngi am contentement bu baax a baax a baax tey TIV info lii lañ leen indiloon waxtaan ak ki nga xamante ni moo di secrétaire général bu parti CPGE bu Diop Sy ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen fàttali que ni nag Diop Sy tamit nekk na nit boo xamante ni jàppale rek lañ ci war a mën a am ci suñu diggante ak moom ndax bëri ko ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem dara ñuru ko lu dul Tivaouane Rëbës ga mu dëkk Médina ga mu dëkk wax dëgg yàlla des fois dañuy am sax ay benn kii bu ñuy am si digganteem ak si diggante Diop Sy ak Tivaouane ndax Diop Sy ni mel ak Tivaouane dara ñuru ko li nga xamante ne moo di population bu Tivaouane kon nañ ko jàppale bu baax a baax mu gën a mën a yembal liggéeyam ndax liggéey bi tamit gën a mën a yomb ci moom ndax ñun rek ñun ñoo ko mën a jàppale ñun ñi nga xamante ne mooy population bu Tivaouane waa TIV info lii lañ leen indiloon tey ak ki nga xamante ne moo di Khalifa Ababacar Gaye ñu ngi leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah